ñetti waxtu asalaamaaleykum ñaar fukki at ak benn déjà bis ni ki tey di fukki fan ak ñeent ci weeru septembre la ñu maam Abdoul Aziz Sy Dabakh dëddu woon dinañ ci dellu soit jagleel ko pàcc mu nekkoon ku bëggoon dialogue amoon yéene ci mboolem kuy dox ci àdduna bi ay jaar-jaaram ak message am ak importance bi mu am ba léegi ci dundinu askan wi. wàllu dialogue des na ko jagleel pàcc ci xibaar yi bii njàng mi la yitteel bii wàllu pétrole fii ci Sénégal fu mu ci doon des na ci dellu si wax la ca xew ci wàllu xibaar. violence fële ci caaro yi jabaru maire ba lay Samba Boy songo dañoo njort ni ñoom waa APR la kalaame nañu ana xam boole ci continuer seeni activité ci wàllu politique. wàllu tàggat yaram dinañ ci ànd ak président Lamine Gueye yéene kay El Hadj Ahmed Aïdara. salaamaaleykum message bu dal ba message bu jubba jubbanti gi bu fekkee am na ku dëng ci wàllu politique ngàbbinu askan wi ak itam wàllu koom-koom lu mu ci doon du seetaan askan wi mukk ñu leen di dugal ci guta goo xamante ni bi du doon lu gën ci ñoom te lu nekk nag daf ciy jiital sàmmaali diine ak pas-pas boo xam ne tey modèle la ci Sénégal ba mu dëddoog léegi yàgg na waaye message am ñu koy jariñoo saa su nekk Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh làqu ci 1997 boobaak léegi tollu na ci ñaar fukki at ak benn fàttaliku leen ni ci atum bi muy am juróom-ñeent fukki at ak ñett ci dundam la daal di làqu doomu Seex Seydi Hadji Malick jooje nga xam ni tey jii ñuy fàttaliku ak làqom la ko Sénégal gën a mën a jooy ndax message yu dëggu te jub yu mu doon jëmale moo xam pouvoir moo xam opposition bu ndëng te amee ci seen wàllu doxalin na yàlla yokk leeram laneen ci wàllu xibaar. waa Kanel daal dina ñuy def manifestation muy dande maayo gi yëpp ndax ñi doon def manifestation toll nañu ci fanweeri village ak juróom-ñaar la ñu bëgg mooy condition de vie yu baax amuñu ndox amuñu tali amuñu itam centre de formation ngir seeni ay ndaw du dëkk yëpp itam ñoo am courant loolu doy na sëkk tax ñu manifester Mamadou Petit Ba. fanweer ak juróom-ñaari dëkk yi nekk ci booru gox bi amal nañu ab doxu ñaxtu bu rëy ngir wone seen naqara ci lu addu ci ñàkkum jumtuwaay ci ndaje boobu nag mboolem chef de village yi bokk ci fanweer ak juróom-ñetti dëkk yooyu yépp teewoon nañ fa li leen gën a soxal nag saa ci tembe mooy ñu defaral leen seen yoon wi jóge Nawel dem ba Demankaani te mu toll ci juróom-ñetti fukki kilomètre Moussa Ndiaye moo yore seen kaddu. waa daane maay ñoo fi daje tey li ko dalee Nawel ba Demankaani ndax ñaxtu pour lan ñaxtu parce que amuñu yoon wi ñu jaar yoon bi ñuy jaar mooy piste Nawel bu jógee Nawel dem ba Demankaani piste bi latérite la 2003 lañ ko defar ba léegi benn yoon gradeur jaaru ci dara jaaru ci fu mu toll ni ñu ngi dund lu métti métti ci piste boobu gis nañ ay nit accidenté dee gis nañu ay oto yu yàqu gis nañu ay oto yu daanu saa su nee tamit dañuy gis ay jigéen yu war a wasin ñu teg leen ci charrette parce que amuñ fu ñu leen yóbbu jigéen buy matu ñu teg ko ci charrette war ko yóbbu ci poste santé muy yéeg ci charrette jaar ci yoon bi te yoon boobu baaxul ñeen ñi fi ñëw journalistes yi auteurs yi fi ñëw ñëpp seeta nañu yoon boobu baaxul. bokk na itam ci seeni ñaxtu ñàkkum poste de santé ñàkkum sécurité ñàkkum itam administration territoriale ndaxte képp ku fi bëgg a kayitu juddu faaw nga dox lu toll ci juróom fukki kilomètre wala li ko raw bëgg nañu itam kaaraange ci gox boobu ndaxte seen frontière ak Mauritanie gudd na lool te saa su ne ñu jàpp fa ay samba boy yi. ci frontière lañ nekk sécurité amul moo tax dañoo bëgg sécurité bi nguur gi gën ñu ci jàppale bu ñu wàccee arrondissement ci biir Dandema yi xam nañ sécurité day ñëw moo tax mbirum njàng mi aussi gis nañu njàng mi doyul lycée yi fi nekk ñetti lycée la Demankaani bu Waawunde ak bu Wodobere diggante Waawunde ak Demankaani 80 kilomètres dëgg diggante ba benn lycée nekkul. askan wi dëkk ci booru gox gi nag sonn nañu lool ndax boo jógee Matam wutalee Gangel te seen diggante toll ci juróom fukk ak juróom kilomètre sa oto dina daw lu toll ci ñetti waxtu li gën a garaaw nag mooy bu ñu naree évacuer ku feebar jëmale ko ci hôpital régional bu Ourossogui ñu ci bëri ci yoon wi la ñuy faatu. Petit Ba Matam Zik FM. Petit Ba fitna amoon na démb ci géopolitique bi soxna si maire bu Djiddah Thiaroye Kaw lay Samba Boy songu ñu ni ay nervi yu APR lañu en tout cas kalaame nañu ana xam mboole ci ni daañu joxe réponse ci wàllu politique. Jean Coulibaly mooy ñeenteelu adjoint au maire ñu déglu kook Nanko Bakayoko. ci àllarba ki nga xam ne moom mooy Anna Coulibaly jabaru madame la maire docteur Cheikh Dieng présidente Femme Action Développement doon jaale ji ñu yebal ay nervi attaque ko ak femme yi mu àndal ba benn suñuy jeune
tey fii ñuy wax ak yéen mi ngi hôpital. docteur Cheikh Dieng il est chargé des élections au niveau national ci parti démocratique sénégalais. ay responsable APR yabal ay nervi attaqué jabaram te xam naa ne attaqué boobu ñun jàpp nañ ne ci moom lu ñu jëm si parce que gis nañ ne travail bi nga xamante ni mu ngi koy defal notre candidat Karim Meïssa Wade. waa APR ñoo ko def. ñoom ñoo ko def je confirme. jeune bañ ko def mi ngi hôpital dinañu wax ñan ñoo dal ci kawam mi ngi amee biir Bagdad ñun au niveau du PDS au niveau de Djiddah Thiaroye Kaw que justice mu def liggéeyam sinon bu ko deful mën nañoo défendre suñu bopp te ñu ngi wax Macky Sall na wax ak ay responsable am ba ci moom ci boppam tout ce qui arrive docteur Cheikh Dieng chargé des élections nationales ci réew mii lépp lu ko dal on va faire face avec eux te duñ ci dellu ginnaaw. kaddu yi bàyyeekoo ci Jean Coulibaly. libéraux ya nekk ca diwaanu Touba moom waxuñu candidature Karim Meïssa Wade dañu ni Abdoulaye Wade na bàyyi li muy def doomam ji na ñëw nekk candidat suubu ci waajal élection yi safaanu loole mu bàyyi keneen doxal ndax it nag candidat wu fantôme di ko dimbali ci saa su nekk di ko teewal doon lu xel mën a nangu. Abdoulaye Diagne. jiixi jax tàbbi ci biir parti démocratique sénégalais ñooñi Abdoulaye Wade yi yeewoo Touba ne seen kilifa gilee dafa mel ne kuy xaabaabal Serigne Souhaïbou Mbacké kilifa ci parti démocratique sénégalais ñu dénk ko lépp luy élection ci Touba. Karim Wade mu ñëw wàcc ci réew mi ak nu mu ko mën a defe na ko def bu demee ba xam ne loolu mënta nekk ñu ngi koy proposé ñun tamit mu andil ñu candidat boo xam ne bu fiable lay doon parti bépp ànd ak moom ñu campagne yi gañe ko jàpp Macky Sall tëj ko ci kaso bi. noonu muy artu ne li ñu dugal ci ay koppar ci dëkk bu tedd bi di Touba bari na lool. xaalis bi ngeen di dégg yéen askan wi muy jëm si ci Touba yëpp dafa dem ba ànd ak sax yenn ci kilifay dëkk bi def dëkk bi ak buum nagu tong-tong. jamono jooju lee ñuy saasaaxe xaalis bi ngir jënd ay parrainage askan wi nekk ci coono mu koy naqarlu. borom kër bu yëgut ne Macky Sall mi ngi ci réew mi amul borom kër bu daan joxe junni tey ab téeméer tën la te lépp Macky Sall ko fi andi. toftal ca di joxo ñoom nguuru Macky Sall gile baaraamu tuuma ne tàmbali nañ càcc gi te yeggaguñ ci jongante yi. 500,000 personnes bind nañ ginnaaw législatif yi loolu lépp mi ngi ko téye gis ngeen yéen ñi nga xam ne yéen ay nit ñoo xam ne si Macky Sall da leen di parasite di leen andi fii di leen fi woteloo seen bakkan mi ngi ci xottu gerte. li leen gën a ñor mooy fexe bu Touba des seeni yoxo te lu ñu mel ñu ngi ci ne Macky Sall ak waa këram duñu mës a am ndam ci seen kaw. Abdoulaye Diagne Touba Zik FM. Abdoulaye Diagne. Sénégal faw mu waajal boppam ñi nekk ci wàllu di yëngatu surtout secteur privé bi ci wàllu gaz ak pétrole faw ñu waajal ngir industrialisation lépp lu tënk ci wàllu pétrole fii ak 2021 mooy li tax mu teel leen a dànkaa fu njiital gouvernement bu Sénégal jiite na ñetti conférence xememte fam mu ni mooy Sénégal bokk ci juróom-ñaari réew yi gën a dox ci wàllu koom-koom surtout ci wàllu hydrocarbures muy pétrole la ñuy sukkandiku am na ñetti conférence yoo xam ni déjà jot nañu ko avancé lu jëm ci wàllu boobee ngir mën a waajal bu ñu yeggee ci di bënn pétrole bi génne ci suufu Sénégal day dimee ndaw. am na ay jéego yu rëy yu xaar Sénégal soxal lu jëm ci wàllu énergie ndax am na lu bëri loo xamante ne nii dafa matul ñu war koo mortali ci wàllum séddale énergie bi loolee nag autorités yi dañ cee bàyyi xel bu baax. La plupart des pays subsahariens non producteurs de pétrole supportent. dëkk yi nekk Afrique sowu jant dañuy am ay jafe-jafe ngir supporter facture pétrolière ci seeni finances publiques jëwriñ bi ñu dénk wàllu budget bi sax moom duma weddi moom mi nga xamante ne nii mi ngi ut ay koppar ngir compenser rek Senelec mi nga xamante ne nii dafa am yéene wàññi courant bi ci lu tollook téeméer boo jël fukk ya ak juróom. ménage. tey jii gaz ak pétrole daal di feeñ fii ci suñu réew mu war a impact bu rëy ci énergie bi tey jii nag urgence bi rek mooy nes def ngir xool opportunité yëpp ngir ñu gën a dëgëral contenu local bi di lu ñu moom. des futures ressources pétrolières et gazières. premier ministre wax na itam ni am na yeneen i yoon yeneen i instruments yu ñu war a tëral Boun Dionne di wax ni yoon bi gën a gaaw sax bokk na ci wàllum industrialisation ci loolee sax mu ciy woo secteur privé bi. il nous faudra aller faire davantage. industrialisation dafa am doole ba tax concurrence bi ci marché mondial bi dañ ko war a gën a taral ndax foofu la ñu gën a mën a amee ay koppar muy usines yi di yokk seen production. premier ministre Boun Abdallah Dionne daal di ubbi rek ñetteelu conférence bu groupe Avenir Communication di ay waxtaan yoo xamante ni nag dafa soxaloon rek lu jëm ci wàllu contenu local ay kàngam yu mag daal di koy teewee ñëw indi seen xalaat ci débat wu secteur pétrole ak gaz bi nga xamante ne nii am na ay waxtaan ñu ci jot a tàmbali. jamono joojee waa Oxford ñoom itam ñu ngi doon amal benn ndaje ngir xool ci wàllu stratégie ñoom ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu boobee nu ñuy lëkkaataloog Sénégal ba buñ ci yeggee ñu def ay jéego yu am solo ci askan wi mën a gis seen bopp ci exploitation pétrole bi ci fii Sénégal Binta Ba. ay kàngam yu seen xel màcc ci wàllum pétrole ñoo def benn say lal ay pexe ngir xittali doomu réew mi ba ñu mën a jëriñu ci pétrole bi. li nga xam ne mën nañ ci jàppale société yi ci mbiru
conseiller leen ci mbiru jàppale leen ci seen gestion de projet ci mbiru defal leen ay formation ci domaine sécurité domaine environnement domaine métier pétrolier ak tous les métiers support fànn yi nga xam ne ñooy nekk ci contrat yi ci nañ koy doxalee ci adduna bi ci dëkk yu gën a mag ci pétrole nan lañ koy doxalee ñu waxtaan ci daal ci weccoo ay xalaat. naam sax du doon lu yomb waaye yile kàngam bàyyi nañ xel bu baax a baax jafe-jafe yi nga xamante ne mën nañ ko cee jànkonteel. am na risque yoo xam ne ci risque ci côté technologique côté géologique mooy mbiru pétrole booy dem di ko wëri mënuñu am garantie à 100% dinañ fa fekk pétrole. dañu accepter ci monde bi d'une manière générale à peu près taux d'échec bi 90% la donc téeméeri teen yu ñu gas fukki yi lañ ciy gis pétrole loolu la ñu wax loolu la statistique donc loolu mu la tuddee risque technologique bu weesoo loolu am na yeneen risque financier parce que dafa la xaalis bu bëri moo tax li ci gën a bëri du benn compagnie mooy ñëw rek day ànd ak ñeneen pour ñoom ñu séddale risques yi ci seen biir donc le risque financier am na ay risque politique parce que am na réew yoo xam ne da ngay signer contrat fii ak ñaari at ñetti at conditions yi changé complètement donc yooyu ay risques politiques la am na ay risques environnementaux. gannaaw ndaje mi ñu amaloon tey yile kàngam doon doomu réew mi fas yéene nañoo xar seen tànk tuba yi ba askan wi daal di gis seen bopp ci yi nga xamante ne moo ñu gaa di gane si jëm ci pétrole bi ak gaz bi fii lekk ay at. Binta Ba ci àllarba ji Serigne Mbaye Thiam jiite woon na ci diwaanu Thiès lancement officiel projet bu prévention des manuels scolaires fii ci Sénégal mu nekk projet bu coopération canadienne moo koy gën a dooleel. bu fekkee soxla na ay coppiteef ci manuel yi ñu doon jëfandikoo depuis 2004 ba léegi ngir gën ko améliorer ba mu gën a méngoo jamono ni ki itam gën a mën a ubbi xelu tout tànk yi ciy gëstu. ñu fekk ci Thiès si moo fay. diwaanu Kaolack moo njëkk a jot ci projet bi nga xam ne dañ ko taxawal ngir ñu mën a moolaat yenn téere yi nga xam ne dañ koy soxla ci biir daara yi projet bi tudd Prémas ndimbal la tam ci ñeent fukki gone yu góor ak yu jigéen yi nga xam ne dañoo taxawal seeni ay entreprise yu ndaw bu ñu sukkandikoo ci Serigne Mbaye Thiam ministre bi ñu dénk wàllu njàng mi ci biir réew mi. at mu njëkk bi lu mat ñaar fukki ak juróom-ñaari junni ci ay téere moom la xale yooyu defar ci Kaolack soo ko xaymaa ci xaalis bu dugg ci seen gafaga fukki million la ak ñett ak juróom-ñaar Thiès di ñaareelu diwaan bi nga xam ne jot na ci projet bi fii nag ne fas yéene nañ fee recruter juróom-benn fukki nit ak ñaar yoo xam ne moolaat téere yi mooy seen liggéey kilifa gi tam dolli ci ne ci biir l'école yi war nañoo mën a góorgóorlu ba def ko seen yëfi bopp waaye ñu jàpp ne projet bi ndimbal la ndax koom gu muy indi. bés bu lawee fële ci Kaolack bu baax law ci Thiès xaalis bu bëgg bari dana dugg ci ay gafaga doomu Sénégal yoo xam ne amuñu woon liggéey tàggat nañ leen formé nañ leen jox leen matériel bi pour ñu def réparation de manuel scolaire kenn ku am fële kaamilam wala am beneen téeréem su leen seetsee ñoom tamit ñu répareel ko ci matériel boo xam ne bii ñoo leen jox. atum 2014 ba léegi gouvernement bi yëkkati lépp juróom-benn million ci ay téere yu ñuy soxla ci biir daara yi jagleel ko élèves yi ak seen i njaboot mboole seen di fukki milliards ci sunuy koppar projet bii jóg ngir ñu mën a defaraat téere yi ak ndimbalu waa Canada lañ cay séentu mooy mu law fépp ci biir réew mi Zik FM Thiès Simon Faye. boo amee téere itam da ngay am ku lay jàngale li tax ak jàngalekat yi ak ñëpp ñu ci tënk boobu le secteur def benn rencontre de dialogue boo xam ni ci diwaanu Saly am na lu toll ci ñetti fan ndaje moomee ngir jéem a indi solution boo benn perturbation du am ci année scolaire bi ñu dëgmal ni ki itam topp instruction muy ndigal yi nga xam ne bàyyeekoo ci njiitu réew mi ñu ni Kolda dalloo na ñetteelu ndajem formation lu jëm ci wàllu plateforme bu observatoire national bi ñu jagleel wàllu territorial ak itam activité organisée yoo xam ni agence développement local moom moo ko amal ngir gën a dooleel seen lëkkaloo muy partenariat seen diggante ak UNICEF ak programme USAID Gold liñ jublu ci wàllu boobee mooy fexe ba gox bu nekk ñu nekk ca gox ba suqaliko lëkkaloo ak seen ay partenaires Pape Kadiali Badji. plateforme géoportail bu agence développement local doon na jumtuwaay bi gox-goxaan yi war a jëfandikoo ngir mën a taxawal seeni doxalin loolu moo tax ñu daal di tàggat points focaux communaux ak départementaux ci nañuy jëfandikoo système information bu observatoire national des territoires Babacar Thiam responsable division système information ca ADL. dafay yombal bépp xibaar bi nga xam ne moo nekk ci gox ya gox-goxaan yi autorités yi mun cee jot. et que beneen xibaar bi nga xam ne nekk na ci beneen secteur comme jàng beeg jàngale bi wala wér-gu-yaram wala ci aalam bi état bi da ko jël jox ko collectivités yi pour collectivités yi aussi mën a accéder ci information yi nga xam ne services régionaux yi wala services départementaux yi ñu ngi koy am et que dafay permettre aussi ci temps réel chaque information bu disponible ci benn gox-goxaan rek ñëpp mën koo jot. USAID Gold gannaaw ba muy gunge
gunge ADL ñuy ne mbir bu baax la ndax dina tax gox-goxaani sukkaliku. Lamine Diémé mooy njiitu USAID Gold. dina leen permettre ñu gérer administrer portail bi plateforme bi ba pare ñu permettre commune yi ñu jëfandikoo jël ay décisions yu baax pour seen développement commune mais aussi pour seen besoin askan wi. di wax ni système information observatoire national territoire yi ñuy yëngu yépp ci fànn boobule daal nañ ko rafetlu ndaxte dina tax ñu am benn gis-gis ci wàllum planification. Pape Kadiali Badji Kolda Zik FM. Pape Kadiali Badji ci wàllu santé mouvement yaakaar yokkute daal di jël ay jumtukaay yu am solo ci wàllu médicament ak wàllu yeneen ci xeetu jumtukaay yi ñu jox poste de santé bu Serigne Saliou Mbacké bi nekk ci HLM Grand Yoff objectif bi mooy gën a améliorer waat muy yokk qualité de santé ak tam service yi nga xam ni moom la ñu jagleel surtout bu dee ci wàllu jigéen ñi mucc foofee ci boobule béréb bu fajukaay Alassane Baldé nga. poste de santé bu HLM Grand Yoff nag daal di jot ndimbal bu am solo lu jëm ci ay jumtukaay rawatina ay garab ndimbal bu ne mel nag bawoo ci présidente mouvement yaakaar yokkute lu mu ci jublu mooy fexe rek ba dimbali askan bi rawatina poste de santé yooyu la ngir ñu mën a am ay jumtukaay ngir gën a ñoŋal seen liggéey ci di njiit la. ndax da ngay bëgg a accoucher sax ñëw hôpital des fois ñëw si hôpital yoo xam ne amuñu dara ngay bëgg a accoucher dem ba sa kër indi dara loolu nag moo ma gën a yëngal poste de santé yi dañoo manqué le ay matériels yi nga xam ne ñu ko fi war a def mën nañ ne gisuñu ko suñu koñ même bu ma paree pour indi bagage yi mennum Adama Faye moo taxaw ne pare na pour jàppale ma sax ci oto bi ay dara la ak ay coton ak bëri na daal ay bagage yi nga xam ne pour malade yi ñëw fii incha allah ñoom dañ koy soxla. lu ni mel nag duñu ne guléet ndax def na ko ci yeneen poste de santé te nam na ko génnee sax ba biir diwaanu Grand Yoff. a dem ay 7 millions yooyu defe naa ko bu xaar yàlla poste de santé bu xaar yàlla ak camp pénal bi mooy 3e édition bi. ndimbal bu ni mel nag doon lu infirmier chef de poste ba daal di rafetlu gannaaw bu mu jàppee rek dana tax seen liggéey gën a jàppandi. luñ ci def rek dañ ñu jàppale indi nañ fi matériel bu am solo boo xamante ne ni lu ñu yittewoo la suñu wàllu liggéey surtout ci wàllu pansement yeeg ak yenn actes yi buñ koy def comme lu mel di pose zadel yeeg. mouvement yaakaar yokkute nag am xememteef rek dem jàppale bépp poste de santé bi nga xamante ne mi ngi ci gox bi waaye nag ne du ci yem ndax nam nay dugal loxoom ci beneen fànn mu ne njàng mi jëmale ko ci tout temps yi nga xamante ni seeni weejur seen loxo jotewul seen gannaaw Grand Yoff la sanal di Zik FM. Alassane maa ngi lay jaajëfal ngeen daan xibaaru suba gi ci kàllaame ko ci barma ci Zik FM première rajo urbaine du Sénégal fukki simili ak juróom-ñett moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. tàggat yaram ñu ànd ci président Lamine Gueye salaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Mansour. basket la ñuy door rek suñu gaynde yi door ci àljuma ji seen jogante ak Rwanda. dëgg la tey jii mu nekk tournoi bu Lagos tournoi bu dafa jëm ci éliminatoire coupe du monde ci wàllu góor ñi tournoi aller bi war a door tey jii ca Lagos Sénégal war a door moom ak Rwanda. nekk premier match am nekk match bu am solo bu 16h30 jotee match boo xam ne aussi dafa war a permettre gaynde yi ñu dugg ci compétition bi duggin bu mucc ayib ndax Rwanda ñu bëri jàpp nañ ne daal xëy na Sénégal ko ëpp doole waaye nag ci match boobu dañ ci war a wane loo xam ne xëy na ñii nga xam ne ñoom lañ ci war a teg muy Mali Côte d'Ivoire wala Nigéria danañ ñu bàyyi xel bu baax a baax kon tey ji gannaaw Sénégal Rwanda xam leen ne RCA République centrafricaine mu fi Sénégal gagné yàggul dara ñaari yoon ci préparation bi dina dajeek Mali Nigéria Côte d'Ivoire mu mel ni nag loolu jëm ci groupe F bi nga xam ne moom mooy jongante foofu ca Lagos. nga tey ci wàllu basket la ñuy des ak gaynde yu jigéen yi. gaynde yu jigéen yi ñoom ñu ngi ci wàccaayu coupe du monde bi ñoom déjà am nañ seen qualification coupe du monde bi sax presque ñëw na li ci des bareetul ndax juróom-ñetti fan dong moom moo ci des mu mel ni kon Cheikh Sarr ak équipe am daal li ñu bëgg mooy pare boo xam ne nag mën nañ ko jëlee ci tournoi bi nga xam ne mooy tournoi international bu Antibes nga xam ne suba lay commencé Sénégal war ci dajeek France ci ndorteel li dimanche mu dajeek États-Unis équipe boo xam ne Sénégal dina jonganteeg moom ci coupe du monde bi terminé par Canada buñ ci paree nag daal di jubali ca Espagne foofu nga xam ne fa la yëf yi amee du 22 au 30. ñu wax ci wàllu football ak tournoi bu IFOA. waaw démb lañ doon jogante dernière journée bi Sénégal match nul la doon wut waaye dóor yu metti la dóor équipe bu Sierra Leone ñeenti bal ci dara loolu may Sénégal mu terminé premier ci groupe A bi mu nekkoon war a daje ci demi-finale yi équipe bu Cap-Vert mi nga xam ne moo terminé deuxième ci groupe C bi ñu nga doon jogante fële ca Tëngéej ca stade Ngalandou Diouf nga xam ne Cap-Vert dafa mujjee def match nul digganteem ak Guinée ku ne am benn bal mu mel ni ñoom waa Guinée
kon ñoom ñoo mujjee ci première place groupe C boobu tax ñu war a daje ak équipe bu Mali ma fàttali leen ne moo njëkk a qualifié ci demi-finale yi ndax ñoom ñaari équipe rek a nekkoon ci groupe boobu moom Mali kon demi-finale yi dimanche lañ koy joué ñaari finalistes yi nag dañuy qualifié directement ci Coupe d'Afrique bu 2019 bay am ca Tanzanie. ñu wax ci Amadou Kane ak féewaloo gi nekk ci nawetaan bi. waaw dëgg la nawetaan bi xam ngeen ne ONCAV bi Amadou Kane jiite am na waaye tamit ONCAV bu renouveau bu IAN am na ba tax na nag moom Amadou Kane ca Marsassoum daal sauté na ci occasion bi pour woo autorité yi ñu doxal li nga xam ne moo jëm ci légalité ndax nag moom jàpp na moom moo ci nekk moom Amadou Kane ak ONCAV bi muy jiite dellusi na aussi ci li nga xam ne moo jëm ci situation ASC ya nekk ca Sédhiou nga xam ne dañoo menacé boycotté ndax ay problème mu infrastructure Amadou Kane ak Ibrahima Diallo ñu teewlu. di leen certifier nag que la légalité c'est eux wax nañ ko maire bi préfet bi ak sous-préfet nañ leen bind officiellement suñ leen bindee dañ leen di wax ne nañ fexe yoon dox préfet c'est le représentant du président de la République su dee gëstu lu dul yoon dafa war arrêté te ñeneen ñi nu ñu nekk nekkuñ si yoon surtout quand on me dit que ASC yi ma dégg dem nañu fale ñooñu mérité ñu loolu c'est les premières ASC d'ici ASC yi nga xam ne nu leen fekk na leen fii léegi nag parce que Massamba nii gis na affaire baa ngi ñor bugg a créer problème yaakaar na moom rek mooy lekk fruit bi ça ne va pas se passer comme ça pour Sédhiou nee naa waa Sédhiou maa ngi leen di ñaan ñëw jouer su dee mën nañ jouer suñ mënul jouer nañ ñaan dérogation comme à Dakar man yàgg naa fi si ndogal yàlla ak confiance bu gars yi am si man mais ñeneen est-ce que dama leen gën a yàgg ceux qui parlent là dañoo gën dana xëy na peut-être ils veulent prendre ma place nañu xaar ba renouvellement prochain ñu nekk candidat état du Sénégal dañu accorde chaque année une subvention de 40 millions logé dans un siège fonctionnel jël ñu jox ñu actuellement nii 500 millions pour commencer les projets premier ministre ñëw def démarrage de nos activités ñu naan on n'est pas légal où est la légalité dans cela donc ñeneen ñi dañuy naxaate. wax na dëgg de. waaw Amadou Kane. xam naa ne kenn du ko état moom ku mu reconnaître yaa légal. kenn du ko jiite ci mbaram moom loolu xam naa ne moom. di day am fula dëgg de nomination yëpp moo fa toog mooy vice président fédération. ñi ko bëgg ba mu wax ñëpp itam dañoo bëgg a ñam rek comme bu ngi ñëw nañ ko ba mu ñam Amadou ne ci dëgg de nañu wax ci phase nationale yi. phase nationale yi mu ngi foofu sax ca Kolda moom Amadou Kane tey demi-finale yi. la nuy jongante tey jii ASC Farba nga xam ne moo yoroon raay gi moom ba léegi daal mi ngi ci tey jii mu war a dajeek réveil bu Kaolack buñ ca jógee beneen demi-finale bi jam-jam bu Kolda dana dajeek Niafor bu Sédhiou loolu kon buñ ci jógee ñu xam ñaari équipe yi war a finalu pour at mi ci phase nationale yi ñu jeexal France tey jii am na 5e journée avancée Nice dina dajeek Rennes PSG ak Saint-Étienne Allemagne benn match Borussia Dortmund ak Eintracht Francfort loolu jëm ci 3e journée bu Bundesliga El Hadji Mansour. maa ngi lay jaajëfal président Lamine